هل جاءكم من إله نور بامبا جاغو قلوا راسين دنور هل جاءكم من إله نور بامبا جاغو قلوا راسين دنور rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu ñëpp di leen siyaare bu baax di ñiiteel ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xamante ne mooy xaadim rasul di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool tam ànd ak wér ba naal yi mu naalal maamam ji nga xamante ne nii gis nga niñ ci taxawoo yàlla na ko suñu borom may mu àggale tan fekkeek tal ci barke Cheikhul Xadim ñu ñëw fii nag di waxtaan ci wàccaayu màggal di waxtaane it koo xamante ni mooy jëmm gu màgg di Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul waaye dend ak koo xamante ni suñu xarit suñu wëllëre di Cheikh Mbacke Mboup di géwalu Xaadim Rasul di koo xamante ne kenn du ko ante ndax yaakaar naa képp koo xamante ne yaa ngi seetaan Sen TV di seetaan yoonu murit gis nga ci parcours bi nga xamante ni nii mu ngi koy def tey nag moom lañ dalal ci waxtaanu wi nga xamante moom la ñuy seq jëmale ko ci sëñ Touba jëmale ko ci ay waajuram waaye jëmale ko ci màggal kon sëñ Mbacke ñu ngi lay nuyu. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda bada sayyiduna muhammadin wala ali wa sahbihi sabidna wali wali barke borom Taïf mbokk mi maa ngi lay delloo am nuyoo di nuyu waa démocratie TV yëpp di nuyu Serigne Tafa Touré ak mboolem ñi nga xam ne seq ngeen liggéey bi ginnaaw nuyoo boobu jëm ci yéen ñi nga xam ne yéen a ma dalal maa ngi yeesatuma jaayante ci Serigne Touba te di ko seeral ki fi nekkal jëmm ju tëdd yooju muy ak xalifatul am di taifatul muridina muy Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan sama borom mu yàggal ko fi lool te may ko wér te yàggal fi mboolem njabootuk l'islam gépp mboolem xulafaa yi nga xam ne ñoo ngi ko tudd suufi yi di ziyaare mboolem njabootul islam ndax bis bi bisul islam la ndax bisub sant la xewal yi bi sëriñ bi ñëwee ñëpp ci bokkoon noo ngi siyaar ñëpp. mu mel nii tey liñ fi dajale mooy bëgg a xam kan mooy sëñ Touba. waaye li ko jiitu mooy dañoo bëgg a xam ñan ñooy waajur Serigne Touba ak yéen liggéey la ñu def ba seen doom ji nga xamante ne mooy yaakaari tey jaam ñëpp feeñ fesal boppam ci diine ci fesalin woo xamante ne nii àdduna sépp a ko rafetlu ndax léppam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la ko jox loo ñuy wax ci ay waajuram ak moom. waaw jërëjëf Serigne bi Cheikhuna Ahmadou Bamba Khadimal Moustapha mi ngi feeñ jamono. ci dëkk bu ñuy wax Mbacke Bawal soriwul dara fii ci atum 1852 wala ñii ne 1853 lu ci man di am ci diggante ñaari at yooyu la ci diggante ñaari wayjur yu sell yoo xamante ni ci ëttu diina la ñu bàyyi ko muy wayjur mu góor Serigne Mor Anta Sali maam Balla Aysa jur ko maam Maaram jur ko nga xam ne moo meññ lu ëpp ci ñu sant Mbacke wayjuram bu jigéen di soxna Mariama Bousso ñu gën koo xam ci Jaariyatullah muy la voisine de Dieu ki dëkkaale ak yàlla di bokk ak Serigne Bousso be ndey ak baay waaye itam di doom ci soxna Astawalo Mbacke ak Tafsir Mbacke Ndumbe ñu bokk ndey ak baay Ahmadou soxna Bousso la seen baay tudd Ahmadou soxna Bousso Serigne Mbacke Maram kon Serigne bi Mbacke da ci sëtu ñaari yoon ci Maram kon kooku mooy Serigne Touba mi ngi feeñ jamono ci Mbacke bool wax naa ko ci 1852 yàlla dogal bi mu toll ci agraw am na karaama yu bare bari yu feeñ ci digganteem ak waajuram bu jigéen ndax dañuy wax ne aux hommes bien nés la valeur n'attend pas le nombre des années ku yàlla waajaloon la ngir mu war a jaar ci trajectoire bi moo tax mu jël ko wajur woo xamante ni am na wàccuwaay ci l'islam il a vécu sur cette terre 33 ans waaye nag yu barkeel bi yàlla dogalee jëmm jooju feeñ ci moom muy Cheikhuna Ahmadou Bamba Khadimal Moustapha sëriñ bi nag ak rawam mooy ak enfance am ñu baal ma baat bi muy nekk ndaw dafa am ñaari yu ko marqué mooy diggante bi mu nekkee ci peggu waajuram waaye bi waajuram demee muy soxna jaare jiitu ji xam ngeen ne Maam Mor Anta Sali bi Maba Diakhou wootee les chefs religieux pour ñu xeex la colonisation française Maam Mor Anta Sali dafa jóge Mbàkke dem ci dans le Sine wujji Maba
ba sax Porokhane googu fa la maam Thierno Ibra Faty ganee àdduna donc jaar na loolu maam xam ngeen ni Porokhane tam sëriñ bi ay kéemaan yu bëree bëri feeñ na fa ak Xuru Mbàkke diggante sëriñ bi ak Soxna Jaara waaye muy loo xam ne Soxna Jaara du en tant que waajur ndax dañ ne la mère est la première école de la vie nëbbal ko yu bëree bëri moo xam ne mbiri baatin la yoo xam ne feeñul am na bëri yu ñu ciy nettali di jor di ci jaaraat waaye mbiram daal teeral leen lool bi yàlla dogalee waajuram wàcc tamit mu nekk waajuram bu jigéen Soxna Jaara wàcc ndax 33 ans la dund mu màgge ci keppaaru waajuram bu góor muy Serigne Mor Anta Sali Serigne Mor Anta Sali doon benn Serigne daara doonoon un kadi nekkoon ab attekat dans la cour de Lat Dior doon atteel Lat Dior Ngoné Latyr waaye amoon daara ju mag ci dëkk bi ñuy wax Mbacke Kajoor Mbacke Kajoor googu dëkk la boo xamante ni nii benn buur ci buur yi Kajoor yi moom moo ko yëkkati woon may ko maam maaram mu di fa jàngale li nga xam ne moom mooy diine ndax sëriñ si ak buur yi mënuñoo dëkk su buur yi nekkee fii sëriñ si dañuy nekk fee damel teñ amari ngoone ndee la kumba jaariñ moom mayoon suuf Mbàkke Kajoor maam maaram bi yàlla dogalee kon sëriñ bi nekk ci sous la férule de son père sëriñ Mor Anta Sali tàmbali nag di jàngale ci biir daara ji wax na ne ci à 25 ans ci la wala sax 18 ans ci la bind ay téere yu bari yoo xam ne téere yi xam-xam la kon ku yàlla téere dimbali ci wàllu xam-xam la lii xale yi def ci wàllu rawatam ci wàllu ndaw lu ci bari maanaam jaaru ci dafa dund rek yàlla may ko une prédisposition mu jublu boromam tabaaraka taala kon foofu la nekk ci daayira Maam Mor Anta Sali ci Mbàkke Kajoor di fa jàngale waaye nekkandoo fa ak ay góor yàlla yoo xam ne bi mu wootee ñëpp topp nañu ko loolu mooy enfance ci ñu baal ma baat bi sëriñ bi ci wàllu ak rawam mu mel ni sëriñ bi feeñ na ci anam boo xam ne wu yéem la wu kéemtaanu la feeñ ci ñaari wayjur yi nga xamante ne nii kenn du ko présenté képp ñëpp xam nan seenu jàmbaar ci lislaam muy soxna Mariama Bousso ak wayjuram wu góor Maam Mor Anta Sali ñëpp ràññee na leen ci seen taxawaay ci diine waaye gis nañ ne sëriñ bi tamit bi mu feeñee ci ñaar ñooñu ci diggante bi ak mujjëm ñëpp xam nañ ne moo gën a fes tey ci diine ji ci anam bi nga xamante ne wane na ko ngir bëgg a feeñal liggéey bu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba taxoon mu wax ne jaayante na ak moom taxoon mu wax ne nafsi wa diini summa ahli wal walad wa maskani lakka wa dihatul abad taxoon mu wax ne mahabbatiyal muxtaari sayidina hubbil maqaaniya wal ahlina wal walada kon jaral googu mu ko jaraloon tax na mu bàyyi woon lépp jublu yonent bi alayhi salaatu wa salaam ngir dundal sunnaas yonent bi alayhi salaatu wa salaam loolu tamit bokkoon na ci li tax mu ne lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatu xarra wa inni ahmadu waaye boo jàngatee loolu lépp mbiram yow ban gis-gis nga ci am ak wan taxawaay nga gis sëñ Tuubaa ne moom la wane ba egsi fi mu egsi tey waaw loolu nga wax yëpp am na solo mais ay étape la ci sëriñ bi jaar ndax bi mu nekkee ci daara waajuram Maam Mor Anta Sali di jàng dafa am benn moment boo xam ne nii dafa am benn rupture bu mu opéré mooy yonent sallam dafa jot ndigal ci moom mu ne shafaani sallallahu alayhi wa sallam rabbi azabika bil imma wala rabbin bi darsi faqat mu jot ndigal ci sallallahu alayhi wa sallam wax ni kat bis ni tey ku ñëwoon ci daara ji bi Maam Mor Anta Sali nelawee parce que diirub Maam Mor Anta Sali di dund sëñ Tuubaa wootewut ndax warmaal waajuram mais en 1884 ou 85 bi sëñ Maam Mor Anta Sali dëddoo nag fekk booba buuri Kajoor yi woo ko ñu ne kaay wuy Lat Joor nga nekk xaaliyam dafa def lu yéeme loo xam ne tey leçon la ci dignité dañ ko woo dans la cour du roi ñu ne ko ñëwal nga nekk xaali féete fa sa bàyyi sëñ Mor Anta Sali féete woon Lat Joor mu ne xaaloo li irkan li abwaabi salatini mu ne man jomb naa mukk di daw ci bunti buuri àdduna yi leen rek laa dëgmal mooy xam-xam ak njub kon loolu tey ku Macky Sall ñëwoon kaay sama bunt wala mu def la ministère wala mu defal nangam da ngay naaw kon ca jamono jooju ñu woo ko mu décliné offre yooyu ngir ne dan yàlla dina rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon nag bi waajuram mu demee kon ci jamono yooyu la def donc yonent bi wax ko loolu mu jot ci ndigal ci yonent bi taxawal yoonu murit kon ci la yoonu murit juddu yoonu murit wax naa ne am na lieu de naissance am na date de naissance mi ngi judd 1884 85 waaye mi ngi juddoo fi nga xam ne mooy Mbàkke Kajoor sëriñ bi nag bi mu waxee ne loolu mooy ku fi daara ji bis ni tey ko fi jàng doo nga andi mën ngaa dem wuti ko feneen bis ni tey damaa jot ndigal sallam ngir yare ci la nag taxawal mouridisme mag ñu baax ci ànd ak ñoom Cheikh Adama Gueye sëñ Daaru Assane Ndiaye sëñ Massamba Diop Sam Alhaji Mbacke Bousso sëñ Ibra Sarr Ndiaye ak mag ñu baax ñooñu sëriñ bi nag tàmbali nag dugg ci beneen phase mooy di yare waaye tamit loolu maa ngi ko tekki ndëggu sallallahu alayhi wa sallam ndax damay convaincu abyaat yi nga wax léegi moom daf ne lil Moustapha nawaytuma yujaddidu sunnatu wal gharra wa inni ahmadu waxaat ne nasafatuhu kulli min allaghwi taharatu sunnatuhu insha rabbi ubayinu sunu sallallahu sallam yi danaa ko yaatal bu soobi sama borom tabaraka taala yàlla may ko tawféex loolee mu taxaw ci am te détermination
fekk nag jamono joo xamante ni colonisation bi muy les puissances occidentales ñëw nañ ngir imposer Afrique seen culture imposer leen seen religion imposer leen leur façon d'être et de vivre donc mag ñu bari jaayoon seen bakkan tubaab yi muy la résistance armée ñu bari faatu ci. Lat Dior est tombé à l'appui à Dekele à la bataille de Dekele en 1880. Maba Diakhou Ba dans le Rip Alboury Ndiaye est disparu à Dosso mag ñi fi newoon ñëpp tubaab bi faagaagal leen nga xam ne dañ doon def armée Serigne Touba ñëw en fin stratège ni man sama xeex nit dara du ci génn jaasi du ci jóg ñu ne ko sëñ bi nooy xeexe mu ne inni ujaahidu bil ulumi wa bi tuqaa ma guerre se fait par l'entremise par l'intermédiaire de la crainte révérentielle et de la recherche du savoir sama ngari fetal boo ko bëggee xool xam demal xool ko ci maanaam toolu sàkku xam-xam ak ragal yàlla ni la Serigne Touba guerre mu am victoire boo xamante ni nii néewaanaa ko amul ku ko am ba jamono amee ba léegi kon foofu la jaar waaye lu waral nag tey mu am lii mu am mooy dafa ne dann sallallahu alayhi wa sallam bëggul dara li nga wax léegi rek nee na mahabbati al muxtaari saydina hubbil maqani wahlin walada nee na bëgg bi ma yonent bi dafa ray ci sama xol bëggul njaboot ak bëgg lu mu man di doon kon moom bëggul dara nee na sama ndëggul sama lex bi teg naa ko sallallahu alayhi mu tekki ndëggul tànkam nee na nafsi sama bakkan wa diini ak sama diine suma ahli ak sama ñoñ wala warat ak samay doom lakka wa diatul abad jox naa ko sallallahu alayhi wa sallam ni ko lawara dehra niyaati wa ilmi wa xidmati wa ruuxi wa jusmaani wa kulli bila sukkali yonent bi yëkkati ko mu di ab jant Serigne Touba laata muy indi yoonu murit papaam xaadir la woon dafa dugg ci yoon yooyu yoon bu ci nekk mu mos cafka ga liggéey ca liggéey bu rëy ba am ca ngërëmul ki nga xam ne moo taxawal tarixa boobu moo tax mu ne li kulli wirdin yuridal murida li hadratillahi walan yahida loolu la wax ci Masalikul Jinaan wax ne wirdu wu waay jël gu ne moo xam muy xaadir muy tijaan muy laayeen da nga àgg la ci am solo mooy nga taxaw ci charte yi nga xam ne borom wirdu wi loolu la digle kon loolu na ko ñëpp xam Sëriñ Tuubaa am na jamono yu mu toll yoo xam daana joxe sax ay wirdu tijaan wirdu murit wirdu tijaan wirdu xaadir ndax amoon na ci ndigal ndax dem na ba am ngërëmul Cheikh Abdou Khadir Jilani ak Cheikh Ahmad Tijani Chérif radiyallahu anhum kon sëriñ bi daal di toll ci martaba boobu léegi nag daal di sàkku nag yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko ginnaaw dépassé ñëw naa ba egg ci mboolem grade yi xutbul xawsu xutbu zaman dafa am lu mu bëgg mooy lan mu ne ko damaa bëgg a bokk ci gaa yi demoon Badar je veux m'élever à ce rang yonent bi ni ko loolu li koy maye moom du yomb ndax c'est une prescription abrogée ndigal la loo xam ne ni amutul mooy tuur bakkan mooy tuur deret ray bakkan mu ne ko nag kon loolu li ñu koy remplacer ndax guerre sainte amutul mooy da ngay tagoo ay nattu mu ne ko nattu yi day bakkan bi binduma ko ba xam li muy attan waaye boo ma ko téelee sama ngor ak sama jom may na ma man Khadimul Moustapha ma dékku ko Serigne Touba il est digne il est courageux et il est très déterminé. mu mel ni Serigne Touba ko jaayante la te li nga wax nattu yooyu bokk ni ci li Serigne Moussa ko wax ne yan ban yonoon xut bu ya ak lab daal ya te attanuñ ko moo ko fop raw gaaya da ngañ di way ci tawatul balaaya suratul ahwali la xam ci laaya kon wane na ne sëñ Touba ku kenn loon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la ku dundal diine la ku am ngor la ku am fit la ku am jom la ku dëddu àdduna la kon loolu moo ko may tey li mu am waaye li mu am ndaka lañ mën a def ba bis bii nga xamante ne nii kat mooy bi Serigne Touba doon wax xarajtu yow ma sabti saa min na xasar li xidmatil muxtaari fii sahri safar nga xamante ne bokk na ci li nga xamante moom la ñuy waxtaane ngir bis boobu nan lañ ko war a waajale ak yan taxawaay lañ ci war a def ak lu andi bis bi ak njëriñal bis bi lu ci làmbo loolu it bëgg nañ nga feeñalal ñu ci lu ñu xamante ni mbokk téléspectateurs yëpp di seetaan Démocratie TV dañ ci mën a jariñu waaw daanaka brosé naa ko sax ci sama biir wax dafa am ñaari cause demuk géej gi julli géej gi maanaam demuk sëriñ bi exilé au Gabon dafa am ñaari cause benn bi cause baatin la benn bi cause zahir la cause zahir bi mooy tubaab yi dañoo bëggoon a coloniser imposer africains yi seen i valeur ak seen kii mooy en somme la colonisation française sëriñ bi nag ne ñett ni du ci dal mooy benn raison bi ñu ne ko nag da ngaa résister ko dañ lay yóbbu ndax li ñëpp nangu yow nga bañ ko dañ lay yóbbu donc c'est la première cause mooy cause saayir bi cause baatin bi nag mooy bëgg gi mu bëggoon a bokk ci ahlul badr mu ñu àndoon ak sallallahu alayhi wa sallam suñu borom xamal ko yonent bi xamal ko ni ko loolu moom jihaad moo koy may te jeex na kon da ngay togoo ay nattu
kon ñaari raison yi moo tax sëñ bi dem ci géej gi moo tax mu ne ces xalimaam ni sababu ghaibati ya anna allaha arada an anala min ujaa wa an akuna shafiyan li qawmi wa an akuna khadam min falawmi le dessein qu'a mon Seigneur de lever mon rang pour le fait que je dois être le sauveur des miens et le travailleur de yonent du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li moo tax ma dem ci géej gi yàlla na mën naa yëkkat samay martaba Rasulullaay war a doon sëbëru sama ñooñ ne lii moo tax ma dem ci géej ñu jox ko natt yi wax ko condition yi wax ko lépp mu ne dina bu fekkee bakkanam daal yàlla téel na ko jomam may na ko mu jógee ñu ne ko nag natt yi du la fekk Touba mu jóge Touba dem sanc Mbacke Bari Jolof la jógee fa dénk njaboot gi maam Thierno Ibra Faty jaar jeewal lu yéeme xaw fa ndax nee na jeewal rek fa laa amee victoire billaahi faaraxtu na saara jeewali nee na jeewal rek la amee victoire déjà à l'entame bi muy dem rek ci la am victoire waaye dafa am lu taxoon muy dem kon li waral màggal gi mooy lii sëñ Touba rek lañ gis ci àdduna ku dëgmal ay noon yoo xam ne mosuñu yóbbu kenn mu ñibbisi ku dëgmal ñoo xamante ni ñu raglu lañu am nañ ngànnaay am nañ puissance am nañ baat Serigne Touba dëgmal leen di feete bis boobu nga xam ne ci lay tabb ci ay nattu moo rek moo ko mës a def dans l'histoire de l'humanité dinaa xam am benn consécration moo xam diplôme wala dara di arrosé waaye jëm ci ay noonu kooku daf ko leer ni kon dana ñëwaat moo tax mu ni bis bii ma yàlla teg nattu yi ma war a liggéey sallallahu alayhi wa sallam war a nekk xaadimu rasul ndax wax na ne ana xaadimu rasul fii doonaa ne maa réew mu xaar niiraan ni nga ko waxee léegi sëñ Moussa ni dogoon ko na dem gi wolof nasaraan te kon billahi ñëpp dim niiraanu kon Serigne Touba ci contexte boobu ci réalité boobu ci la Serigne Touba dem ci géej gi nag voyage boo xam ne ni bari na ay périple bari na ay péripéties y a l'étape de Saint-Louis ak la fameuse prière dans le bureau du gouverneur le 5 septembre 1880 qui est célébré par toute la communauté internationale ak lan nag bi ñu ko booleen ci ndakaaru état bu jihaad bi mu de ak néeg bi ñu ko dugaloon ba nga xam ne métti na ba nga xam ne sëriñ bi daf ne ida zakartu zalika al mabita wa zalika al amila wa sabuta taarab ila jihaadi bi armayi nafsin walakin zabba anil mayi su ma xalaatee métit ak tartar yi sama xel di dem sax jël fetal xeex jaar waaye yonente bi moom may dissuadé kon mu jaar Dakar ak nag waag yooyu yëpp jóge fa nag ñu doo ko ci bateau bi mu war a dem Gabon mu ne allamani fi safina bi anani qaddimu sil madina yàlla xamal na ma ci biir gaal gi ne man damay dem liggéey li ka nga xamante ni mooy borom néeg mi sallallahu alayhi wa sallam donc moom xamoon na fi mu jëm mu tegoo mboolem ay nattu ci mboolem lu toll ci aaya suratul baqara nga xam ne natt bu ci nekk rek wax nañu xayru xuruji am na méttiwaayu diggi dinti la nga xam ne mooy ruux waaye Serigne Touba ca ngor ga ak ca gëm ga Moustapha Touba bi baal leen ma musta leen wax lu ma leen def musta leen wax jéggal leen ma musta ñaan intervention benn yoon da leen rek bàyyi ànd ak seen loxo moo tax mu ne asiru maal abrari ayna asiru wasane daanaka asiru ñoom dañoo jàppoon ni prisonnier lañu or que j'étais pas un prisonnier damaa doon ko sóobu di liggéeyal yàlla loolu mooy sababu màggal gi mooy Serigne Touba dafa ne képp koo xam ne sama mbégte sa mbégte la na nga ñëw sant la ma yàlla ci xéewal yi ma defal ci bis bii ndax sama cantu bopp doyu c'est la première fois Serigne Touba woote secours au secours ñu leen nu màggal ñu leen nu sant yàlla lu ma ci am jox leen ko loolu kenn mësu koo gis dans toute l'histoire de l'humanité Serigne Touba tam fi mu jaar moom moo ko bindal boppam ci Jazaawu Zakoor amul kenn koo xamante ni histoire bind say nit ñi histoire dañuy bind archive ne di ko jàngal xale yi jaaroon na fee ràññi ko ba sàngam wala deena Serigne Touba il a raconté son histoire dans Jazaawu Zakoor bindal ko boppam kenn mësu koo gis Serigne Bamba mooy borom superlatif yi mooy Serigne bu mag bi ci dëkk bu mag bi ci màggal gu mag gi borom Touba Njaareem. alhamdulilah dafa mel ni maanaam man mii ngay waxal sax dafa am lu may yëg ndax li ngay wax ci Serigne bi ku ko dégg ku ne di nga am yëg-yëgu xol. ci jàmbaar gu Serigne bi jàmbaar ngir sunu njariñ ñun ci tonawu goo xam ne tonawu na ko ci liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wa salaam màggal gi nga xam ne nag ci nga mujjee xam naa ne sax du ñàkk ci la ñuy tëjee di wax naka lañ war a màggalee ak ndaka lañ war a santale Serigne Touba ci bisu màggal gi ak ndaka lañ ci war a mën a feeñalee suñu ay yéene ak suñu jëf ci wan anam la ko Serigne bi bëggee loolu tamit bëgg nañ nga dimbali ñu ci ngir ñu jariñu. waaw jërëjëf laaj nga laaj bu am solo màggal gi. Sëñ Touba moo ko njëkk a defal boppam jël ab gàtt lewetal ko ci sante ko yàlla digle ko waaye sëñ Fallou Mbacké moo ko andi Touba c'est une précision de taille les années 1947 bi sëñ Modou Sane la ñibbee aljanna sëñ Fallou moo woote màggal gi mu dool ci Touba mu war a doon bis boo xamante ni nii bis bu taalibe yi di daje la waaye sëriñ bi itam moom moo tegoon ay garde-fou moo ne nii laa bëgg ngeen santale ma ko yàlla sëñ Touba lépp lu muy def jàng alxuraan moo ci jiitu bis bi kon bisub dellu ci yàlla la jàng alxuraan
tuub ci yàlla jéggalu def ay salaatu ala nabi ndax yàlla daa digal moom ak malaaka mi dañu julli ci yonent bi moo tax mu ne képp koo xamante ni yab julli nga yaa ayyuhal lazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima na ngeen julli ci yonent bi ak di ci sëlmal kon li ci njëkk mooy jàngal xuraan la ca tege mooy jàng xasida yi la ca des mooy li nga xam ne mooy bernde ndax bernde mooy c'est l'aspect festif du magal de Touba Touba rek ngay gis dañ lay toog ci mbedd yi kaay leen xéwlu ngir yàlla amul fenn ci àdduna bi kuy yaay kuy ñëw daal ak man ngir yàlla ñu ne bernde yi dafa am sens ci l'islam ndax jullit bu xiif nga jël benn type jox ko moo gën a ëpp yool tabax junniy jàkka ak jàkka ni mu amee dayoo ci l'islam kon nga xam ne bernde am na solo sëriñ bi ne li ko dale ci ginaar ba ci gileem ba ci xar ba ci bëy ba ci nag dama yaakaar ne lañ dayoo sëriñ bi moo tax nag yi gën cee méttal nag yi li ñuy daj ci màggal gi maas day si bu ñu mënoon a porte plainte danañ dem plaindre kon muy lu yéeme kon loolu c'est l'aspect festif du màggal ndax bernde dafa am sax ci l'islam waaye nag berndeel sa ruux ki màggal si nan la war a mel yow taalibi bi ñëw li nga war a def mooy ubbi sa ruux xam ni fa nga jëm da nga fay sàkku ji aw yiw ku la romb bu dee tafaatu la romb bu la buuxee ne ko sëñ bi maa ngi jéggalu nga laabal sa xol laabal sa jëmm boo demee nga bañ faa def lenn loo xamante ni boo demoon ci jàkka doo ko def boo demee nga am un comportement responsable waaye boo demee nga nekk nga am un esprit participatif mooy boo demee doo toog rek tegale say tànk boo ñëwee màggal suñu lay defal lépp déedéet boobaa dañ lay xañ yool bi laxasul di liggéey ndax sëñ Tuubaa daf ne yonent bi sallallahu daf ne xayru xawmi xadimikum ki gën ci yéen mooy ki leen di liggéeyal kon yow miy màggal si nga dem ci hôtel 5 étoiles wala ñu yóbbu la ci suite présidentielle da ngay fekk ay taalibe waaye ñi ñu fekk suñu war a mel dañoo war a ubbi seen dënn xam ne gani Serigne Touba ñoo ñëw di sàkku tuyaaba nañ leen ubbil seen i kër ubbil leen seen i xol yaata leen màggal gi yàggul 4-5 jours la te lépp luñ bëgg ñu jàppandi leen ko ndax Serigne Touba moo leen di fay kon loolu mooy kii màggal si na yeesal parce que bu ñibbee na xam ni kat la taxoon mu dagg paas dem Touba mooy Serigne bi te gis na ko kon ku màggal si ba ñibbi te yëgoo dara lu yokk ci yow na la da ngaa dem touriste waaye màggali woo. ci loolu tamit dañ ci prox ndol rek am luñ ci fàttali tuuti. ndax dégg nga sëriñ bi ne wax del xawaa ixile si na daamu fi xidmatin wa xablahum maaraamu waaye waxaat ne tuubaali xabdin muridin saadixin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati kon xam nga ne liggéey am na lu ci sëriñ bi wax te ki koy liggéey am na lu ci sëriñ bi wax yow noo jàngate loolu. waaw xam nga le soubassement le fondement de la doctrine de Cheikh Ahmadou Bamba ñaar la mooy liggéey ak jaamu yàlla am na wax ju ñuy askan la yonent bi daan wax ne na nga jaamu yàlla ba mel ne doo faatu. na ngay liggéey ba mel ne doo faatu waaye na nga jaamu yàlla mel ne tey nga fiy jógee Sëriñ Tuubaa nag loolu mooy sook li nga xam ne ñoo téye liggéey sëriñ bi mooy pilier yi yoonu murid loolu moo ko lal mooy liggéey ak jaamu yàlla Sëriñ Tuubaa nag bi mu ñëwee loolu nit ñi dañ ko doon théoriser moom daf koo pratiquer pratique gu wér ba ñëpp gis ko les murid fu ñu dem ci àdduna bi dañuy ràññee ko ngeen seen liggéey ak seen bëggante ak nungoo jël seen alal jox ko Sëriñ Tuubaa loolu moo waral ca xoqal bukkaahu ala saadatil amwaati ke sëriñ bi di wax naan tuuba li abdin muridin saadixin tuuba texe li abdin ñeex na murid bi dëggal lahumoo bi xidmatin ci liggéeyam aw bi xubbin jox aw ñaqam sëriñ bi aw ak sopp gi waaye al hadiyaati ak joxe addiyaam mais nag sëriñ bi dafa waxoon fi may jeexale dafa am ñeenti biñ ko laajee lan mooy tënk yoonu murid dafa am ñeenti caractéristique yu mu joxe tënk ko ci xasida gu ñuy wax sifaatu saadixil murid nee na melokaanu murid ñeent la a siddiqu fi mahabbati cheikh abad na nga bëgg sa sëriñ bëgg gu wér aveuglément et avec détermination su mam tisaalu xam su xay amruhu xaysu warat saa yu ndigalam rotee rek yow da ngay gëm rek exécuter ndigal li ñaareelu critère bi ñetteel bi mooy wa tarkul i'raad ixtiraadi mutlaqan bi baati mu ne sëriñ bi kat bu fekkee yàlla dogal na mu digle bul xool sëriñ bee digle wala digalul ci saa même sax sa xol bu mu ci jox rek yow demal rek kii li sëriñ bi def waaye nag nee na nga fexe ba bul am ak bëgg yow murid bi jëlal sa bëgg dugal ci bëgguk sëriñ bi kon nun murid dañoo mel ne dañoo war a mel ne néew bu ñu sang bu ñu ne bu laal fi nun suñu bëgg na dugg ci bëgguk sëriñ bi Sëriñ Tuubaa nee na fa kullu man jamaa si sifaati minal muridina wa yudriku sifaay nee na képp koo xam ne ci biir murid yi dañ la nga ñeenti melokaan yi bëgg sa sëriñ di jëfe ndigalam doo nattal be naan moo wax wala waxul dugal sa bëgg ci biir bañ a bëgg dara nee na da nga raw sag maas da nga bëgg da nga ko am Sëriñ Tuubaa nag dafa am lu mu déele ci màggal gi nee na képp koo xam ne lott nga ci dem Makkatal Mukarram am yéen ci amoo la koy mottali nee na ñëwal màggal si am yool ku aj umra am yool ba wa hajjatan liman bi dofin irtada wa hujjatan ala muxaalifil xada la sëriñ bi wax ca mën la bu fausé ni kon màggal am na yool bu rëy waaye ci condition yi nga màggal ni ko sëriñ bi bëggee ñëpp xam nañ taxawaay wi mu ci am
kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di wax waa Démocratie TV kontaan nañ lool ci yow kon loolu ngay tàggatoo ci sa ay kaddu yu mujj. waaw tàggoo bi de mooy di ñaan ñu ñaanal murid yëpp jullit yëpp ñu ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi te wér ndax lii nga xam ne naanal na ko Serigne Touba muy xam-xam Serigne Touba loolu la bëggoon waxoon naa la ni déclaration bi mooy xam-xam ak yar ak jaamu yàlla mun naa la université 37 milliards ngir dañ xeex réer combattre l'ignorance ndax Serigne Touba def noonu bil Moustapha bil Moustapha li banal xudus madrasatan biha yuzulaza wal jahl wal kabadu mon Seigneur par le biais du prophète salam m'a construit une école par laquelle il éradiquera le mal l'arrogance et l'ignorance sunu borom ci barke Moustapha dana tabaxal école boo xam ne nii mooy dàq réer ak mooy dàq lu bon ak réer ak fétal kon ñu ñaanal ko projet boobu egg jàmm mu tàmbali yeneen maa ngi ñaan tamit sama mbokk taalibe yi rawatina chauffeur yi nañu def ndànk ku jóge sa kër di màggal da ngaa bëgg a àgg ci jàmm yàlla na ñëpp àgg ci ñëw ci jàmm demaat ci jàmm yàlla na nu am yoolu màggal yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi corona bi jeex fi tak ba réew mi delluwaat ci rythme normalement bi mu doon def maa ngi sant mboolem le team de Démocratie TV di ziar baax sama xarit Moustapha Touré ak mboolem ñu mu àndal di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen wa axiru daxwana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. alhamdulilah kon waa Démocratie TV ñu ngi leen di sant seen kilifa Moustapha di am mbégte bu baax ci kilifa gi nga xamante ni moom la ñu bokkaloon jotaay bi kon lii lañ leen andiloon di leen wax ne ngeen continuer suñu ay programme ñu ngi ñëwaat ak yéen ci beneen plateau wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu